dalee nag jàmm ci seen numéro Eco Covid 19 talaata juróom-ñaari fan ci weeru avril am nañu fukk ak benn cas positif juróom-ñeenti cas contact ak ñaari cas yoo xam ne ni transmission communautaire la fukk ak ñetti nit yi nga xam ne dañ leen hospitalisé woon wér nañ fi mu toll nii réewum Sénégal moo ngi toll ci ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñaari cas positif téeméer ak juróom yi wér nañu ñaar ñi faatu nañ benn bu ñu évacué téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent yi ñoo ngi lañuy faj ba tey. ak mbas mi jigéen ñu wérul ñi maanaam ñu wanu lor ñoom daanaka ñoom ñoo gën a exposé ñu nekk ñi ñuy woowee ay personnes à risque ba tax na nag wax nañ gën a faral di jël seeni matuwaay ngir mucc ci feebar bi lee waaye daanaka seen dund lu ci bëri du soppeeku dañ la ñu digg rek ñu aar seen bopp waaye tamit ñu moytu génn gi tey ñu fiy dalal ki nga xam ne ni moo di docteur Aminata Diagne di gynécologue obstétricienne. docteur ndax mas mi day soppi ni nga ñu toppee soxna yu wan lor yi. waaw jot nañ ci seetlu tuuti jafe-jafe bien que li ñu jot a gisugum ci jigéen bu ëmb am corona bëreegul ci dëkk bi bëreegul à travers le monde aussi bëriwul yenn bëri yi mais jot nañ ci gis ne ay accouchement yu teel mooy accouchement prématuré loolu lañ ci gën a gis daal. suivi bi soppeeku bi daal xanaa ci yenn problème yu sew-sewaan yi la mais ñoom dañuy respecter seen emploi du temps seen suivi bi ku ci nekk sa rendez-vous su jotee da ngay ñëw def sa rendez-vous def sa consultation ak sa échographie su ko laajee sinon su fekkee ne dañu am yenn tolof-tolof yu ndaw yi yooyu au téléphone yenn saa yi on parvient à les régler du soxla ñuy ñëw loolu daal moo ci changé li ci bëri. lu ci bëri ci docteur yi nee nañ ni que ñu faj soxna yi nga xam ne dañoo wan lool bu fekkee dañoo am feebar bi nekk na jafe-jafe bu rëy lan mooy expliquer ni mel. toppatoo jigéen bu ëmb bu am corona dafa xaw particulier tuuti parce que dafay laal ñaari bakken loolu moo ci particulier mais c'est une infection comme yeneen infection yi. donc ñun ay mesures yi ñu jël c'est surtout en fonction par exemple fu mu toll ci ëmb bi su fekkee ne ëmb bu teel la jigéen boo xam ne dafa am corona mais corona bu métti nga am ëmb bu teel ñu koy toppatoowee du bokk ak jigéen bu nga xam ne dafa am corona bu ko sonal ak ëmb boo xam ne léegi mu wasin donc yooyu yëpp au cas par cas lañ koy toppatoowee te ñun gynéco yi jot nañ ci liggéey ba génnee suñuy protocole ku ci nekk foo toll rek ak niñ lay toppatoowee pour sàmm la yow sàmm sa doom tamit. est-ce que liir bi mën na am ay jafe-jafe. gàllankoor biñ ci jot a gisagum nag gàllankoor boobu mooy yaay ji wàll ko doom ji suy wasin boobu gàllankoor donc li ñu gisagum waaye wàlleen bi nga xam ne dafay amee ci biir ëmb bi boobu moom amaguñu assez de recul pour seetlu ko. bu dee day nampal lan moo war a mën a jot xale bi bu dee yaayam dafa am feebar bi lee. waaw xam nga yaay buy nampal dañ ko koy permettre su fekkee ne yaay ji dafa am corona te corona bi sonalu ko am na ñoo xam ne dañuy am corona sonalu leen am na ñoo xam ne dañuy am corona am tuuti signe am ñoo xam ne nag dañuy am corona feebar mu sonal leen bu baax ñi nga xam ne nag tuuti signe lañu am wala amuñu sax signe ñooñu dañ leen di bàyyi ñu nampal seen doom. soxna yi wan lor ndax bokk nañ ci askan gi ñuy naan population à risque lañ bu dee dafa am mbas. xam nga nit ku ëmb moom. ak nu mu ti demee personne à risque lay doon ndaxte immunité am day wàññeeku mooy yaramam ni muy mënee di fagaru ci yenn feebar yi dootu ko mën bu baax a baax donc en règle générale jigéen bu ëmb noonu lay doxalee donc corona bi infection la comme yeneen infection yi donc ku jigéen ki dafa war tamit moytu bu baax pour bañ ko am et puis après nag ñun on va gérer au cas par cas en fonction li muy présenté. ci wàllum fàgganiku ndax wax nañ gën a vigilante. dañuy def la même chose da ngay moytu di nekk ci ni ay endroits yu bari nit da ngay moytu sooy ticholi ci sa biir loxo walla sa coude jël sa mouchoir pour protéger sa entourage foo toll tamit di raxasu di def sa gel di moytu di laal sa gémmiñ sa bakken sa bët. vraiment matuwaay yu nit ñëpp di def jigéenu biir loolu la war a def amul lu mu ciy def plus que keneen moom particularité am rek mooy
doo ñu compter jigéen bi rek dañuy compter jigéen bi ak bébéem loolu rek mooy particularité bi mais sinon même protection la war a def que ñeneen ñi. doxantu bi moom tout dépend rek ci conditions yi ko jigéen ki nekk mun na doxantu ci biir këram su amee escalier di yéeg a ko wàcc nekk ci terrasse bi doxantu def plusieurs tours. Sinon su fekkee ne toog ci kër gi da ko sonal par exemple fajar bi nii si elle est en forme mun na ànd ak jëkkër ji dem doxi def de la marche quand tu fais par exemple su fekkee ne moom dafay doxantu toute seule y a pas de risque donc day dem dox pas dem doxi di seeti nit donc day génn dem doxi pendant 30 minutes dox bu takku et puis ñibbisi donc loolu moom amul problème. yéen nag noo la ñuy def pour sàmm seen bopp soo leen di consulter ak tamit lan ngay diggal soxna yi nga xam ne dañoo wan lor ci jamono ji. ñu ngi yore suñu masque suñu bonnet suñu gant moom la ñuy yor et puis def suñu diggante ak patiente yi suñuy waxtaan bon suñuy consulter nag moom dañuy jege patiente yi donc su boobaa dañuy moytu. Le plus possible bon avant loolu dinañ mën a waxtaan ak patiente di xool ndax feebarul amul yenn signes yi ak yu demee noonu ñun tamit noonu la ñuy mën a def moytu vraiment toog seen kër suñu mënee bañ a génn vraiment mooy li ci gën li may naan daal làqu fu yàq yeggul daal loolu laa leen di digal ñu làqatu bu baax li ma leen di digal moom lay digal tamit jigéen yëpp ñi ëmbul ak nit ñëpp vraiment ku mënul bañ a génn vraiment soo koy def it nga def ko ak beaucoup de moyens de protection. comme niñ koy faral di waxee dee leen faral di jëfandikoo yenn matuwaay yi ngir mucc ci feebar bi ñu naan coronavirus di faral di raxas say loxo ak ndox ak saabu wala nga jëfandikoo li nga xam ne ni moo di gel hydroalcoolisé ngay faral di jëfandikoo mouchoir à jeter ngir mën a sëkkat wala sax ngay ñendu te soo si paree ba noppi na nga ko sànni. soo amul mouchoir sooy faral di sëkkat wala di tichooli na nga ko def ci sa conc bu dee nag dangaa bëgg gën a sàmm sa bopp mën nga tamit di jëfandikoo ay masque yoo xam ne méngoog naa digle docteur yi. di leen jaajëfal ci teewlu bi ma leen di jox dig daje suba incha allah pour beneen numéro Eco Covid 19.